nga xam ne organisme bi ñuy bokk di def formation bi ñoom ñoo ko désigné comme expert international. Organisme boobu ñu ngi koy tudde organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO, nga xam ne moo lëkkale réewu diine islam yi nga xam ne ñoom ñooy yor système éducatif, maanaam lépp luy jàngale ñu boole seen doole, lépp luy science ak lépp luy aada ñu taxawal organisation boobu pour jéem a joxalante loxo pour avancer lépp luy jàng, lépp luy gëstu science ak lépp luy aada. ñooñu nag dañoo ci seen waxtaan ak liñ ko ànd ak benn association, benn organisme boo xam ne mi ngi tudd Hamdan Ibn Rashid di liggéey ci mbirum kàllaama arab waaye di liggéey ci mbirum wér-gu-yaram. ñoom ñoo boole seeni xalaat ak seen doole pour organiser li ñuy tuddee caravane internationale ICESCO Hamdan Ibn Rashid pour la langue arabe dans les pays d'Afrique de l'Ouest non arabophone, maanaam réewu Afrique yi nga xam ne seen kàllaama officiel du arab, ñoom dañoo yéene wër leen pour indi ay jumtukaay yu bees ci jàngale kàllaama arab. ci loolu lañu décidé ñëw Sénégal, dem Guinée Conakry, dem Côte d'Ivoire ak Bénin ngir doxal seen yitte boobu, maanaam jumtukaayu jàngale arab fi mu toll ci ñoom moom lañ bëgg ñëw jokkoo ci ak ñi nga xam ne ñoo yor njàngale moomu ci suñu réew mi. mais aussi di leen sant ko gërëm ci li nga xam ne xalaat nañ ci complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour organiser formation bi ci Sénégal. bi sëñ Ahmad jotee seen demande boobu, seen yéene boobu lañu ko jox, ñu jokkoo ceeg UFR bi nga xam ne moom mooy jàngale kàllaama arab ak lépp luy science islamique, pour déglu leen ci d'abord xool loolu lu ci seen xalaat, mais bu ñu ko doon organiser aussi nu muy tëddee. ci loolu la ñu yónnee document yooyu sëñ Ahmad jëbbaloon ma docteur Abdou Lahad Lo mii toog, mu jokkoo ceeg docteur Sam Bousso bi nga xam ne moo yor relation avec les pays arabes, ñu def seeni réunion ba xalaat ne université bi mën naa d'accord organiser lii. loolu lu ci lu toll ñaari weer la bi ñu ci d'accordé nag ñoom ñu jébbal organisation boobu seen UFR bi ñuy wax ci biir complexe bi nga xam ne lépp luy jàngale arab ak science islamique ñoom ñoo ko yor. ci loolu la ñuy jokkoo waa ICESCO ba expert bi ñëw bi pour organiser formation boobu. donc ñoom itam ñoo ngi leen ci gërëm di leen sant ci turu sëñ Ahmad ci loolu ñu taxaw ci formation bi. léegi complexe bi nga xamee ne activité bi taxaw na, dañ ci jokkoo waa majalis bi, maanaam sëñ Mbàkke Abdourahmane ak ñiy liggéey ak moom pour ñu mën a bokk formation bi ba pare jël ca seen ñoñ ñoo xam ne dinañ nekk ci biir formation bi. xam naa loolu ci présentation yi ci ñi ñu war a former ak ni ñu ko tërale ba UFR science islamique bi am ci majalis, am ci représentant, ak ñii ma cité léegi yeneen daara yi nekkul ci biir complexe bi am ci représentant. loolu sëñ Sam mën na cee ñëwaat. ma tënk rek pour surtout suñu gan gi sëñ Sam dina ko reprendre xam naa en arabe léegi
ni complexe bi tëddee. complexe bi nag li ci am solo moom mooy dafa doonoon yéene Cheikhul Khadim mi nga xam ne moom moo taxawal mouridisme. ku seet ni Touba tëddee léegi xam na ni yéene boobu am nay firnde léegi ni am na, ndax lépp taxaw na parce que Touba ci boppam daara lay nuroo. donc yéene defoon ko benn centre d'éducation bu ñuy jàngalee loolu ñuy wax lépp luy science utile, maanaam xam-xam bu am njariñ, loolu taxaw na fi, sax na fi. ci biir loolu nag la xalif général des mourides sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér taxawal complexe bi. ni mu tëddee it moom moo ko taxawal, mu yor daaray alxuraan ji ñu koy wax institut du Coran, yor majalis bi, yor direction des secteurs Touba. leen di nuyu di leen sant ci li ñu ñëw, yor université bi aussi. bu ci nekk li ci am solo mooy balaa muy commencer tëral nañ programme yi, tënku ko ci at yi nga xam ne moom la programme yi war a taxawee, muy daara ji, muy majalis bi, muy université bi. boo ñëwee ci université bi nag moom itam dañ ko def ay pàcc, parce que université noonu lay tëddee. daara ji ci njëkk ubbi nga xam ne pare na ren jàngaleem bu njëkk ba am ses premiers diplômés yi nga xam ne mooy licence, yàlla jàpp na leen ba ñu génn yéen, mooy UFR bi organisé lii ak majalis bi di science islamique et langue arabe. ci wetu daara jooju nga xam ne xam-xamu diine lay jàngale, di ci gëstu, di ko sàmm, dañoo taxawal yeneen daara ñu koy wax faculté walla UFR yoo xam ne li ñuy yëngu xam-xam yu réew mi soxla la, yoon wi soxla ko, Afrique gi ñu nekk soxla ko. muy daara ji jàngale mbiru wér-gu-yaram, di daara ji jàngale lépp luy ingénieur, di daara ji jàngale agronomie, élevage ak soppali ñam yi nit ñi di soxla, di institut bi nga xam ne lépp lu jëm ci livre, téere, ca nañ koy defaree ba nañ koy entretenir, ci loolu lay liggéey, maanaam nan lañ koy toppatoo, ranger ko, taxawal ko ba ku ko soxla jotti. ñu yokk ci nag beneen boo xam ne njàngale muy utiliser xarala yu bees yi, maanaam informatique, ñu koy wax institut de formation à distance, muy ñeenti daara ak ñaari institut. ci biir loolu aussi bi université bi commencé ñu doxal tuuti, la ñu gis ne ba tey benn problème bu ñuy dund ci ñi am diplôme arabe des na. maanaam ku am diplôme arabe bëgg a continuer langue arabe wala science islamique, choix bi nga am mooy dem université Cheikh Anta Diop, wala boo nga génn réew. muy mbirum livre yi téere yi may wax, daanaka Sénégal moom du la jox benn possibilité, parce que boo bëggee dugg faculté science économie ci suñu université yi dañ naan du bac bii la ñuy jël. nga dem médecine ñu ne duñ jël bii, nga dem école élevage ñu ne duñu jël bii. ci loolu nag la ñu taxawal fii ren li ñuy wax cycle préparatoire bi, nga xam ne day jël bac, ñi am bac arabe former leen ci sciences yi, mathématiques, science physique, science de la vie, pour boo bëggee continuer médecine wala nga continuer élevage wala nga continuer mbay, agronomie, wala nga continuer yëfu téere yi, nga mën a dugg foofu. loolu mooy daara yi nga xam ne taxaw na fi, donc muy ñeenti daara, ñaari institut ak cycle préparatoire bi. lii ñuy taxawal tey nag yittey UFR Itisaar la, moo tax ci ndigalu sëñ Ahmad ñu dénkoon leen liggéey bi. pour daaneel suma kàddu ma sant leen ci, parce que bañ leen ko dénke ba tey Abdoulaye Lo Sam Bousso chef de département yi fa nekk ak jàngalekat yi ñoom ñëpp bépp tànk buñ ci war a dox nañ ci.
di ci gërëm bu baax secrétaire général bi nga xam ne it moo leen jàppale di ci gërëm xam naa sax moom day considérer ne ci lool rek la war a nekk sëñ Ahmad mi nga xam ne bu ci jàppul woon lii du mën a taxaw tey wasalaamualeykum wa rahmatullah. التربية الوطنية الدكتور عبد الأحد لو عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية مديرو المعاهد عمداء الكليات في مجمع الشيخ أحمد الخديم ومديرو المؤسسات التربوية المشاركة في الدورة في طوبة الأساتذة الأفاضل الضيوف الكرام كل باسمه وصفته أعزائنا الحضور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يسرني في هذا الصباح الجميل أصالة عن نفسي ونيابة عن معالي الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو أن أتقدم بالشكر والعرفان إلى جمهورية السنغال ممثلة بمجمع الشيخ أحمد الخديم على التعاون مع الإسيسكو ومؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية في تنظيم هذا البرنامج المبارك، برنامج قافلة الإسيسكو حمدان بن راشد العالمية للغة العربية في دول غربي إفريقيا الناطقة بلغات أخرى، وذلك في محطته الرابعة في مدينة طوبى المحروسة، مع تقدير كل الجهود التي بذلت وستبذل في سبيل إنجاح هذا البرنامج النافع الذي نرجو أن يكون فاتحة خير لتعاون مستقبلي في دعم اللغة العربية وحضورها في جمهورية السنغال. أيها الحضور الكرام، إن الإسيسكو من حيث كانت بيت خبرة دولية في مجالات اختصاصها جعلت بناء القدرات من أبرز وظائفها الاستراتيجية، إذ ترى في ذلك توفيراً للمشورة والخدمات العلمية والتعليمية لفائدة المؤسسات والأفراد حول العالم، وبخاصة في مجال تمكين اللغة العربية في محيطها الإسلامي وعلى الصعيد الدولي، فإن للغة العربية مكانة متميزة في رصيد مشاريع الإسيسكو وبرامجها ونشاطاتها التي تسعى عبرها إلى مواكبة المستجدات التعليمية والتقنية واستثمارها في تطوير برامج تعليم اللغة العربية وتوحيد جهود المؤسسات الدولية المعنية بخدمة اللغة العربية مع تحقيق تراكم علمي خصب ودعم البحوث التخصصية في اللغة العربية وعلومها وآدابها. وهكذا نرى عناية الإسيسكو باللغة العربية لا تقتصر على تمكينها في دولها الأعضاء وهي 53 دولة، بل تتعدى ذلك إلى دول العالم قاطبة شرقاً وغرباً، وهو ما يجعل الإسيسكو شريكاً استراتيجياً لجمع من المؤسسات التي تدعم وتنفذ مشاريع وبرامج ومبادرات تعنى باللغة العربية. ومن ذلك مشروع الدورات التدريبية في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها، فقد نفذت الإسيسكو على مدى 40 عاماً ما يزيد عن 270 دورة تدريبية لفائدة ما يزيد عن 8,000 من معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها. ومشروع الإسيسكو لإيفاد مدرسي اللغة العربية ودعم برامجها، ففي العقود السابقة قدمت الإسيسكو الدعم الفني والمادي لعشرات المؤسسات والهيئات العاملة في مجال التعليم العربي الإسلامي في العالم الإسلامي وخارجه، وذلك بإيفاد أساتذة متخصصين جاوز عددهم 900 أستاذ من 29 دولة. وهناك مشروع الملتقيات العلمية في مجال اللغة العربية، فقد نفذت الإسيسكو أكثر من 60 ملتقى علميا عالجت اللغة العربية، وكان آخرها في شهر فبراير الماضي بعنوان المهارات اللغوية في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وذلك بالتعاون مع جامعة بورصة في الجمهورية التركية. وأيضا
مشروع الإصدارات العلمية في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها، إذ أصدرت الإسيسكو مؤلفات قيمة لكبار الباحثين والخبراء المتخصصين، وذلك تحت عنوان جامع هو سلاسل الدراسات التخصصية في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها، وقد صدر منها حتى اليوم نحو من 40 كتابا ضمن 4 سلاسل، فضلا عن مجلة علمية محكمة تصدر في كل عام مرتين متضمنة بحوثا علمية لأساتذة جامعيين من مختلف دول العالم. ومشروع كبير هو مشروع المراكز والأقطاب والكراسي الوطنية المتخصصة، الذي يهدف إلى توطين الخبرات التربوية عبر تدريب مدرسي اللغة العربية للناطقين بغيرها ببرامج تدريبية شاملة مستديمة تستفيد منها القيادات التربوية الوطنية والمدرسون والطلبة، وهي مركزان في تشاد وماليزيا، و3 أقطاب في أوزبكستان وبنين ونيجيريا، وكرسيان في غينيا وروسيا الاتحادية. ولدينا أيضا في الإسيسكو مشروع المسابقات اللغوية والثقافية، فقد نظمت عدة مسابقات داعمة مشجعة في مجال اللغة العربية للناطقين بغيرها، من مثل مسابقة بيان ومسابقة تصميم المحتوى الرقمي باللغة العربية الفصيحة ومسابقة مذيع الإسيسكو الصغير من الناطقين بغير العربية. أيها الحضور الكرام، هذا غيض من فيض جهود بذلتها وتبذلها الإسيسكو لتسهم في نشر اللغة العربية ودعمها في التغلب على التحديات التي قد تواجهها في عالم سريع متغير. وإذ يضيق المقام الآن عن التفصيل، فسيتبع لاحقا بحديث مفصل يبين تلك الجهود على أمل توسيع آفاق التعاون بين الإسيسكو وهذه الجامعة الموقرة بخاصة جامعة الشيخ أحمد الخديم، وبعامة عبر اللجنة الوطنية السنغالية للتربية والعلوم والثقافة. ختاما، أجدد شكري لكل القائمين على هذا البرنامج المتميز الذي يأتي منسجما مع رؤية الإسيسكو في إقامة الشراكات والتعاونات من أجل بناء القدرات في خدمة اللغة العربية، ويؤمل منه أن يكون حلقة متميزة في سلسلة جهود الإسيسكو لتعزيز الحضور الدولي للغة العربية الشريفة. ولا يفوتني أن أشكر الكرام في مجمعكم الموقر وجامعتكم الكريمة لما بادروني به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. عاشت اللغة العربية التي جمعتنا لغة عراقة وقداسة وحضارة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي تامبلي ci turu Yàlla di sant Serigne Touba, di tàmbale sunu nuyoo ci Cheikh Ahmad Badawi bi nga xamante ni mooy président du complexe Cheikh Ahmadul Khadim, di nuyu recteur monsieur Lamine Gueye, di nuyu sunu gan bu tedd bi expert bi, di nuyu mbooleem kilifa yi fi teew ndax jotaay bi fekk naa fi ay kilifa, ay borom xam-xam ñoo xamante ni mënoon nañ représenter valablement le ministre de l'éducation nationale. xëy na par la voie officielle ma ñëw fi représenter l'inspecteur de l'éducation et de la formation, représenter inspecteur d'académie, représenter ministre de l'éducation nationale, mais bëri na fi ay borom xam-xam yoo xamante ni teew nañ fi di yëngu bu baax ci éducation, ndax éducation communauté éducative la, ay experts nekk ci kanam di xalaat di doxal. ci borom xam-xam yi ma fekk naa fi sëñ Muntaxa Jatara, fekk naa Cheikh Ahmadou sëñ Muntaxa ñu miin ko bu baax, xam naa ni jataay bi jataayam la, li muy liggéey ci langue arabe la am solo. sëñ Mamar Amdi, sëñ Cheikhouna Abdoul Wouda, sëñ Mbacke Abdourahmane ak yeneen kilifa yi fekk, sëñ Abdoulahad Lo, ma fekk na ñu nekk ay experts yoo xamante ni yàgg nañ yëngu ci éducation. donc jataay bi nekk jataayu borom xam-xam.
fekk naa fi sama jëwriñu Hizbut Tarqiyyah sëñ Mansour sëñ Mortala yéen tamit yàgg ngeen liggéey ci lii waa majalis bi waa daara ji ci biir complexe bi ak waa université ak mbooleem ñi nga xamante ni teew nañ fi di yëngu ci jàng ak jàngale nekk des membres actifs de la communauté éducative di wax ni jataay bi jataay bu am solo la ndax jataay la boo xamante ni dañ ciy sant initiateur bi mooy recteur bi mooy expert mooy ISESCO parce que jataay la boo xam dafa dugg ci agenda ministère de l'éducation nationale dafa bokk ci stratégie yi nga xamante ni moom la ministère bi def ngir doxal jàng ci biir réew mi parce que système éducatif lu am solo la dëkk bu ne am nga souveraineté ci wàllu éducation waaye défi ak jafe-jafe yi nga xamante ni dafa nekk ci wàllu éducation tax na amul benn réew boo xamante ni dafa mën a day li ñuy wax day ferenkulaay ci boppam rek nii man dinaa ko doxal sama faaw nga ubbeeku kon jataay bi jataay yi li ñuy wax partage d'expérience la mais jataay benchmarking la ñoom ni ñu koy waxee ci arabe yi ak anglais nga xamante ne expérience bi dañ koy àndandoo ñëpp di weccoonte ay xalaat donc jataay la boo xamante ni ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax mu beneen axe bi nga importance bi mu am mooy li ñuy wax formation continue des acteurs ndax njàng ak njàngale xam-xam dynamique boo xamante ni mu ko waxee léegi yamul rek ci langue arabe mais dafa laal science nag boroom xam-xamu science yi dañuy wax ni vérité d'aujourd'hui erreur de demain ci ni ngay trouver science tey mën nga trouver lenn ba ni nii la bu ëllëgee loola nga weesu ko jamono dox ba weesu ko te loolu am nañ ci ay expérience yu bare ci biir réew mi bari na ay métiers yoo xamante ni xamoon nañ ko ci réew mi mais métiers yooyu daanaka métiers yi ay métiers la yoo xamante ni science moo ko romb am ay jumtukaay yoo xamante ni science moo ko romb kon formation mënul ñàkk ci bis bu ne ci les acteurs de l'éducation beneen bi ci nga xamante ni day duggaat tamit ci liggéeyu ministère de l'éducation nationale mooy li ñuy wax la valorisation des ressources humaines jàngalekat moom li koy valoriser mooy saa su ne di ko jox gëdd di ko jox cër mooy saa su ne muy nàmm xam-xamam di ko yeesal di ko dëppale ak jamono ji kon lu am solo la ni nga ko waxee léegi nag coopération ci wàllu éducation dafa am solo moo tax taxawaayu ISESCO bi ñu koy rafetlu bu baax a baax ndax coopération bi mooy tax ñu mën a def li ñuy wax ni nga ko waxee léegi partage d'expérience coopération bi mooy tax ñu mën a def partage des ressources bu ñu ko waxee ressources yi mën na nekk des ressources de diverses natures bari na façon ressources yi ñu mën a bokk na ci li ñuy wax didactique parce que jàngum arab boroom xam-xam yi ay ñoom sëñ Muntaxa sëñ Abdoulaat vraiment ay jàmbaar lañ ci théoriser nan la ñuy jàngaleem arab la didactique de l'arabe c'est des spécialistes en didactique de l'arabe mais xëy na bu ñu waxee partage des ressources ñoom li ñu xam ne am nañ ko ci didactique ci yoonu jàngale mais li ñu am également ci ay manuel ay support audiovisuel yooyu yëpp xëy na mën nañ ko bokk ñu partager ko bu ko defee day gën di renforcer xëy na dinaa defaale tamit benn plaidoyer parce que arabe c'est vrai wax nañ ni sëñ Sam wax na ko léegi mu ni ñoom dañuy dem ci réew yi nga xamante ni dañuy jàng arabe te nekkuñu ay arabophone mais nag Sénégal man damay wax souvent ni arabe dem na ba dépasser statut langue étrangère parce que yàgg na fi goo xamante ni suñu jumtukaay yi mag ñi nga xamante ni daanaka fii bëri na fi ñoo xamante ni majaalis lañ jàng te c'est de grands communicants en arabe pour dire que dépasse nañ statut boobu mais xëy na dafa am loo xamante ni yeneen langues yi am nañ ko ci soutien loo xamante ni langue arabe amuñu ko même suñu langue nationale yi li ñuy am ci soutien mu jugee ci ndimbal mu jugee ci bitim réew ci nan lañ koy jàngalee parce que jàngale affaire expert la il faut ñu xool bu ko defee après dañ koy évaluer boo dikkee nii la ñuy jàngale mais di nga wut groupe cible ay xale yoo xamante di nga natt xool ñoom fan la leen njàngale mi jëlee ak fan la leen yóbbu mais njàngaleem arabe nag wax dëgg yàlla boo xoolee au niveau du ministère la direction de l'enseignement privé doo sentir sax seeni activité sur de l'enseignement arabe doo sentir sax seeni activité sur le terrain sëñ Mountakha di nga gis dañuy ñëw def ay renforcement de capacité la didactique de la lecture ñi jugee fële def relis pour les langues nationales mais pour la langue arabe vraiment
loolu moom vraiment li occasion la ñu féliciter leen remercier leen parce que man yàgg naa ci système mais c'est la première fois ma toog ñuy wax nan la ñuy doxalee ak nan la ñuy dimbalee la didactique de la langue arabe alors que langue la boo xamante ni statut bi au Sénégal dafa romb sax nécessité la nit ñi bari na ci ñoo xamante ni ku ci ne saa boo xëyee di nga yër téere waxuma nag ñi nga xamante ni dañoo juddoo Tuubaa wala ñu def daara wala nangam mais bari na ñoo xamante ni occasionnellement wala xëy na loolu daf leen di dab mais xëy na s'ils étaient outillés bu nu amoon outil tuuti ci langue arabe dina leen dimbali ci lu bari. Donc vraiment nous sommes preneurs en tant que ministère de l'éducation dañuy féliciter lii mais dañuy ñaan tamit bu mënee yokku cible bi aussi yokku ba pare mu gën a fréquent loolu moom dañ koy waxal jàngalekatu arabe yi parce que vraiment renforcement de capacité pour les acteurs en arabe xaw na des bu baax a baax te suñu gëm-gëm mooy ni ñu ko waxee nii mooy arabe dafa dem ba dafa bokk ci ñun. Donc vraiment di remercier les initiateurs ñi nga xamante ni ñoo initié lu mel ni di remercier et féliciter ICESCO di féliciter expert bi suivre nañ fi lu dialogue vraiment c'est tellement important di rafetlu jotaay bi au nom du ministre de l'éducation nationale au nom de l'inspecteur d'académie et de l'inspecteur de l'éducation et de la formation ñuy wax sunu satisfaction ak sunu mbégte vraiment ci jotaay bi wasalaamualeykum wa rahmatullah min ash-shaytaan ar-rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wassalaatu wassalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursaliin sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa ashaabihi ajmaiin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh يسعدني أن أرحب بكم باسم سماحة الخليفة الشيخ محمد المنتقى مبكي حفظه الله تعالى ورعاه في رحاب جامعة شيخ أحمد الخديم بمدينة طوبى المحروسة في هذه المناسبة الجليلة مناسبة افتتاح هذه الدورة التكوينية المباركة ضمن قافلة الإسيسكو حمدان بن راشد العالمية للغة العربية. إن اجتماعنا اليوم يكتسي قيمة خاصة لأنه يجمع بين رسالة العلم ورسالة القيم. فاللغة العربية هي لغة القرآن الكريم وجسر للتواصل بين الشعوب والثقافات ووسيلة لترسيخ الانتماء الإسلامي الحضاري. وقد أدرك مؤسس الطريقة المريدية شيخنا أحمد الخديم رضي الله عنه هذه الحقيقة فبنى مشروعه التربوي الإصلاحي على العلم النافع والعمل الصالح والأدب المرضي شعار جامعتنا. وكانت لشيخنا الخديم رضي الله عنه علاقات متميزة مع هذه اللغة باعتبارها لغة للدين الإسلامي الحنيف الذي كان يجاهد لتجديده كما يقول رضي الله عنه دين سوى إسلامه لا يحمد عند الإله وبه نجدد للمصطفى نويت ما يجدد سنته الغراء وإني أحمد. من هنا فإن هذه الدورة التدريبية تأتي استجابة لحاجة ملحة لتعزيز قدرات المعلمين والقيادات التربوية وطلاب العلم في مجال تعليم اللغة العربية وإيجاد مناهج حديثة وأساليب بيداغوجية مبتكرة بما يسهم في توطيد حضور اللغة العربية لغة القرآن الكريم في إفريقيا الناطقة بلغات أخرى ويجعلها أداة بناء ونهوض حضاري. وباسم سماحة الخليفة الشيخ محمد المنتقى نتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمنظمة الإسيسكو ولمؤسسة حمدان بن راشد المكتوم ولكل الشركاء والخبراء الذين ساهموا في تنظيم هذه القافلة المباركة. كما أشكر البروفيسور محمد الأمين جي
wa fariqahu ala juhudihim almutawaasila fi taasiisi alaaqaati alsharaka maa almuassasaati aldawliya mithla munazamati al-ISESCO. kama arfau hada shukru ila alxabiri aldawli السيد أدهم محمد علي حموية على ما تجشمه من مشقات السفر لقيادة هذه الدورة وتأطيرها. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يكلل أعمالكم بالنجاح والتوفيق وأن يجعلها في ميزان حسناتكم. وأكرر الترحيب بكم جميعا وأعلن على بركة الله افتتاح هذه الدورة التكوينية متمنيا لكم إقامة طيبة وتكوينا مثمرا وعملا متواصلا من أجل خدمة لغة القرآن الكريم. ci ndigalul Cheikh Mouhamadinil Muntaqa di ko ñaanal sunu borom bàyyi ko fii lool te may ko wér ba li mu yéenee liggéeyal sëriñ bi ci toolub lislaam lépp mu man ko ni mu ko bëggee te nu ànd ko ak moom. ci ndigalam ak ci ñaanam ñu ngi leen di jottali ay nuyoom muy nuyoo yu tedd yu sell yu ànd ak mbégte mu rëy di ko jëme ci mboolem ñi nga xam ne teewe nañu jataay bi, waaye di ko dalalal jàmm gan gi nga xam ne moo jóge ci mbootaay gu rëy googu ñuy wax ISESCO ñëw fii ci Touba ngir jàppalante ak daara ju mag ji ci wàllu jàngale ak xamle làkku arab mu doon làkk boo xam ne moom mooy luxatul quraanul karim. li nu booleeg moom mënunoo tàqale ko moom mooy ndax mooy sunu diine. alquraanul karim ji nga xam ne mooy téere bi borom bi subhaanahu wa taala indi ci nun ngir ñu man koo jàng man koo jariñoo. anzalnaahu bi lisaanin arabiyin mubiin. kon la mënuñoo ñàkk xam alquran te mënuñoo xam alquran dëgg niñ ko war a xame te xamuñu làkk bii nga xam ne ci la ko borom bi subhaanahu wa taala wàcce. loolu moo tax borom dëkk bii di borom yoon wu màgg wi di borom liggéey bii Cheikhul Xadim radiyallahu anhu joxoon yitte kàllaama goog yi. li mu bind kenn xamut nu mu toll, kenn mënta xam nu mu toll, ndax ku ne xam na ne kéemaanul sunu borom la waaye karaama la ci moom. karaamati xattu yadi. lim ci jëfandikoo nag lépp mooy làkk bii di làkk bi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soppeem ba doon jëfandikoo, mooy làkku alquranul karim, mooy luxal arabiya. moo tax dëkk bii moom wala yoon bii moom dañoo mënta tàqalikoo làkk bi. jullit yi sax kenn mënta tàqalikoo moom, waaye rawatina sëriñ bi nga xam ne dafa rey ku tëdd kookee ba doon ndonom doon ko ba doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yitteem jëpp itam moo doonoon yeesal njàngalem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, dund wane lislaam ji nga xam ne diinun siwa islaamihi laa yuhamadu inda al ilaahi wa bihi nujaddidu. loolu la waxoon. liggéeyam bépp mooy yeesal lislaam jooji. kon loolu moo tax Cheikh Mouhamadul Muntaxa jox yitte lool jataay bii ak yi ko jiitu woon ak yi ñëwaat gannaaw bi. wax ne mi ngi ñaan sunu borom defal lu ci njariñ, ndax buñ waxee njariñul mujamma bi mooy njariñul Touba, buñ nee njariñul Touba mooy njariñul Sénégal, buñ nee njariñul Sénégal mooy njariñul Afrique. te Afrique mën ne su ko génne ci àdduna bi lu fi jariñu wala lu fi laal àdduna bëgg. mbootaay gi nag ni ñu ko waxee léegi du ma ci dellu siwaat. professeur Lamine leeral na ko, Cheikh Mouhamad Hamdan moom itam leeral na ko ci anam goo xam ne jëratul ñu koy baamu. lu mag la waaye gu am jariñ guy taxawaay yoo xam ne jàppalanteeg moom du yem rek ci wàll gii, du yem ci wàll gii. Serigne Omar Thiam wax na ko, làkku arab moom defe naa ci Sénégal xam naa moom, waaye nag njàng moom ni mu ko waxee léegi science vérité la boo xam ne ëllëg mën naa doon jumte. moo tax waxtu wu ne dañuy yeesal di xool fi àdduna toll, jumtukaay yi ak gëstu yi nga xam ne def nañ ko ci ngir ñu mën a jàngal nit ki te du sonn. liñ koy jàngal mu gaaw koo xam, gaaw koo mën a jëfandikoo, loolu soxla nañ ko bu baax a baax. rawatina daara ji nga xam ne ay tuut tànk fi nekk yoo xam ne macha allah dañuy mokkal alquran war a tàmbalee jàng làkk bii nga xam ne ni ma ko waxee mënuñoo taqali ko moom te faw dañ koy jàng. li leen yëgal ne barki démb rek Cheikh Ahmadul Fadil mi wax na ne am na juróom-ñeenti gone yoo xam ne mokkal nañu ci daara alquranul karim ji war a daal di yëg tàmbali majalis bi, te ñoom macha allah seeni at néew na lool. loolu nag dañoo ñaan mu doon loo xam ne day yokku. bu ko defee nit ki mën naa mokkal alquran daal di dugg ci daara majalis bi, diggante bi mu beqi di bind kaamil dana fi sori lool ci njàngum xam-xam mi, ba noppee mën a wéyal am njàngam. ñu ngi bind itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci bitti te amuñu fuñ dëkk ci majalis bi, waaye mën nañoo ñëw
bindu di jàng di ñibbi. loolu itam ñu leeral bokk yi ne yéene Cheikh Mouhamadul Mountakha mooy fépp fu gone nekk te bëgg a jàng ci réew mi damaa jëlee ne Touba waaye mu fekkal la fa ak njàng ma nga xam ne mooy njàng ma gën ma dëppoo ak njàngalem sëriñ bi waaye mi nga xam ne da nga ko mën a jariñoo ngir mën a jariñ sa bopp jariñ say bokk jariñ sam réew jariñ àdduna bi bu sañoon fu gone nekk yar boobee nag ñu tibbe ko ci yar bi nga xam ne moom la Cheikhul Khadim radiyallahu anhu doon yare te loolu mooy yar ba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon yare na ko sëriñ ba waxee ne ko antal murabbi kama rabbal aminu wala bi ma rabbal aminu bihi xarfan bi xarfin fa maa fi jili charwal loolu yi la Cheikh Mouhamadul Mountakha bëgg fenn fu ne ci réew mi rawatina Touba gi waaye rawatina ci barab bii mu nekk fi loolu moo tax yëg nañ ne biñ tàmbalee di bindaat ci jàngukaay beeg léegi mbooloo mu dul jeex bindu nañ ci ñoo ñëpp xam nañ ne mënuñu cee xaj waaye nañ xam ne ñëpp seen wàll ngi ci képp ku yàlla dogal ba agsi ci yow nga xam ne agsi na beneen yoon ñuy wutaat ñeneen waaye gis nañ ay daara yu tàmbalee ubbi ci dëkk bi di dox ni di doxee ni nga xam ne noonu la jàngukaay bi di doxee loolu ñu di ko soññee loolu di ko sant mën nañ cee tuddee Serigne Afia Bousso Maxtaar imam wax na ne am na majaalis bu mu bëgg a ubbi fan yii da ko bëgg a def ni daara ji di doxee loolu ab gàttandu la ci liggéeyu sëriñ bi ñu ngi ñaan loolu bari quartier bu ne gox bu ne buñ ko mënoon koñ bu ne sax bu fa loolu mënee am ñu jël manhaj bii di ko jàngale ni ñuy jàngale fii ci daara ji ab gàttandu lay doon te dana tax ñi bëgg a jàng ñëpp mën a jàng waaye ni ko sëriñ bi waxee te mooy loolu moo xam ni sëriñ ba doon yare antal murabbi bi ma rabbal aminu bihi wala kama rabbal aminu bihi xarfan bi xarfin fa ma fi jili shawaaka loolu Cheikh Mouhamadul Mountakha bëgg mu tasaaroo te yaatu te am ci dëkk bi waaye alhamdulilah njaboot gépp jóg nañ di ko ci gàttandu kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant mboolem kuréel yi fi teew ndax ni ma ko waxee liggéey bi benn la liggéeyub sëriñ bi la bu ñu wootee nee na dañuy wootee ci daari Cheikhul Khadim waa kër Cheikh Mouhamadul Mourtada ñëw ñoo moom liggéey bi Azhar ak jaamiat Cheikh Ahmadul Khadim benn liggéey bi la waaye jàngukaay yi nga xam ne Cheikh Ahmadul Mbacke Gaynde Fatma moo ko taxawaloon ñëw benn liggéey bi la waaye mboolem nag ñi nga xam ne Serigne Omar ñu lay sant ministre de l'éducation nationale bi nga xam ne Serigne bi daa wax ne li ñu fiy def lépp na dëppoo ak ni nga xam ne noonu la réew mi di doxe te lii ñu tëral fii ñëpp ko bokk ñëpp ci mën a jariñu moo tax ñu bëgg mu ànd ak ni nga xam ne ni la njàngum réew mi di doxee ba waxuma la ci Touba waxuma la feneen waaye ñëpp mën ko jëriñoo kon ñu ngi sant ministre bi di la sant ci teewaay bi di sant ministre de l'enseignement supérieur bi nga xam ne itam fii ñetti ministère wala ñeenti ministère dañ fi am wàll kon li ñu fi def ñoom ñëpp ku fi teew rek teewaa leen nga deen fi kon ñu ngi sant mbootaay yi fi teew yëpp waa Hizbut Tarqiyyah moom duñu leen tudd ndax ñoom moom ci biir la no bokk liggéey bi bu ñu waxee Hizbut Tarqiyyah dañuy daal di war a tudd Muxaddamatul Xidma tudd Rawdu Rayaahiin tudd jaamia bi ci boppam ndax benn liggéey bi la mooy liggéey Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan yàlla bàyyi ko fi te may ko wér waaye xam leen ne daal lépp lu yëngu fii ci jataay bi moo koy toppal boppam rawatina jataay bi kon Cheikh Ahmad Hamdan nashkurukum jaziila shukr wa natamanna lakum iqamatan tayyiba fi madinatikum Touba madinati Cheikh Ahmad al Khadim madinatan ussisa ala taqwa min awal yawm wa daa muassisuhu Cheikh al Khadim radiyallahu anhu tadarraa ila Allah subhanahu wa taala rajiyan iyyah an yaj'alahu madinata ilmin wa nur wa qaal waj'alhu da'ban maskana taallumi wa mawdia alfikrati wa tafahumi wa maskana alirshadi wa taalimi wa maskana taswibi wa tafhimi waj'alhu ya rabbi maskana xurujin min zulam linnuuri wakfi anhu kulla man zalam waj'alhu da'ban maskana ittibaai li sunnatin la maskana ibtidaa waj'alhu ya rabbi ahabba maskani fi ardina laka wa lil maaxisani assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh